salaamaaleykum mbokk internetu Activision amaat mbégte bu baax a baax ñëwaat ci seen beneen numéro bii di Actu Star tey nag ñu am mbégte ak contentement bu baax a baax dalal benn ndaanaan boo xamante ne nii kenn dootu ko présenté fii ci Sénégal muy mag muy ndaw ñëpp ko xam ñëpp ko ràññee ci mbalax bi muy def mu nekk nit koo xamante ne nii dañ ko jox tur boo xamante ne nii ku ko dégg ku nekk rek xam ne loolu noonu da koy wuyoo muy tonton Fallou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. maa ngi lay bàyyi nga nuyoog internetu Activision. waaw maa ngi nuyu waa Activision yëpp internet yëpp di leen xamal ni tey am ngeen gan gu modeste gan goo xam ni wax dëgg yàlla namoon na leen te it géej ngeen ko gis xëy na mais maa ngi ci mbir mi depuis lors. dëgg la ñu seetlu que ne depuis def na lu xaw a duré am temps boo xamante ne ni da nga toogoon kenn gisatu la ci scène musicale bi lu waral loolu. waaw c'est vrai que. Après presque mun naa wax 25 ans de carrière donc xam nga jàng boo gis dafay am àllarba dina am benn moment boo xam da ngay xaw a téye sa bopp tuuti et puis li fi changé dafa bari quoi mais quand même amoon naa ndog boobu c'est vrai que expliqué naa ko ci télé yi un peu partout après sama accident boobu ci la toogee lu yàgg kenn gisatuma woon mën na bëgg Sénégalais yi nag xam nga durant 4 ans faju ba wér. mais lu yàgg naa wér sax mais après tayal dikkal ma toog rek xam nga ba benn moment bon fans yëpp di ma réclamer bon ma defaat benn maxi récemment génne ko doo expliquer nit ñi ci lan laa nekkoon. donc loolu rek la mais njàng boo gis dafay am àllarba quoi comme on dit rupture ndok du nit ki moo koy teg boppam mbiru suñu borom la et puis je l'ai accepté comme ni ma dikkee bon. jàll na te ñoo ngi jéem a xool li suñu kanam quoi. voilà. Est-ce que tamit loolu absence boobu noonu amul loo xamante ne nii wàññi na ko ci sa carrière musicale wala fan si fi nekkoon gisatuñu la ñu dem toog wala affaire yu demee noonu. xam nga suñu génération dañ ko marqué bu baax donc tey mënuñu fi nekk na dañu xëccoo xale yi tey génération nit ku nekk génération bi nga xam ne moo la bëggoon fan la génération boobu ilaa yow mi diine quel que soit l'âge dañ lay bëgg. dañ lay topp récemment bi ma génnee sama maxi bi ñëpp a kontaan génération bi ma bëggoon ak xale yi ma fi fekk sax ak ñi nga xamante ni ñoo ma fi te mag wax dëgg yàlla ñëpp ma adopté parce que man Sénégal dañu adopté sama musique xam ma bu baax xale yi xam ma mag ñi xam ma que ma feeñ que ma ñàkk feeñ xam nañ ma ba pare te am naa sama yëfu bopp am naa sama style tu vois donc moi je pense que toogaay bi sax handicapé wu ma ci dara quoi. parce que samay capacité yëpp maa ngi ak moom ni ma doon xalaatee lay xalaatee ni ma doon wayee lay wayee ni ma doon bouger lay bouger seulement bon garab ci kaw lay fekkante c'est normal les plus jeunes sont là et puis le temps que ñun ñu toog ñoom it ñoo ngi doon def seen ay montées c'est bien ñoom it ñoo ngi méngoog seen jamono méngoog seen ay génération moi je pense que bu génération bu mag bi di dox génération bu ndaw bi di dox dañu war a gën a gëstu génération bu ndaw bi encadré leen pousse leen waruñu leen naj waruñu leen bloqué donc man ci loolu lay doxee quoi noonu lay doxee. d'accord ñu gis ci album bi nga mujjee génn récemment muy leeru xol gis nañ ci benn titre boo xamante ne ni ñu ngi ko tuddee dippee Benno ba nit ñi di wax sax ne Benno boobu noonu Fallou daf ko def parce que période élection yi mu bëggoon peut-être jaaree foofu pour dugg ci côté politique bi. Benno man j'ai jamais fait la politique Benno bi ma koy way Benno bi sa reprise la laay wax parce que Benno bi mu njëkkee génne ci album weex bët la woon 1997 boobu jamono yooyu Abdou Diouf moo fi nekkoon xam nga et ñu génne ko yàgg 3 ans après changement am ci dëkk bi ci la Ablaye Wade ñëw toog et puis mu nekk way boo xam ni way bu standard la c'est-à-dire wayu ma ci Benno Siggil Sénégal de Benno ci esprit yi Benno ci xel Benno ci xalaat Benno ndax yanu katu xëddeen comme on dit dañu yëgoo quoi. man dëkk bi noonu laa bëgg mu doxee ñëpp xam ni président beeg doomu aadama la comme ñëpp les autorités yi fi nekk nañu xam ne ñoom tam ay doomu aadama lañu ñoom ak doomu aadama yi ñoom nañu jàppeen seen bopp doomu aadama la ñu yem ak ñëpp modeste bëgg suñu réew ànd liggéey moom laa woy ci biir Benno bi ñu bari na dañu dégg Benno bi yaakaar ni dama ko def pour rentrer politique man j'ai jamais fait de la politique te du ma ci mës a dugg parce que acteur laa boo xam ne tey ci régulateur social u dëkk bi laa bokk tey un artiste damay wax ni ñëpp la bokk que ça soit parti yëpp ñoo la bokk PDS ak APR rek parti bu mu ci mën doon yow tu es un Sénégalais
et célébrité nga boo xam ne tey ñoom ñëpp ñoo la yaa ngi servir pour tout ce peuple là donc waroo ci am ay parti pris wala ngay faranati. d'accord certains disent que Fallou xale yi peut-être ñoo ko tiital nga kii ma tuuti moo tax mu arrêté carrière musicale am toogoon benn temps boobu noonu parce que xale yi dañoo ñëw ak doole tamit naka ngay am nga relation ak xale yooyu noonu nga xam ne genre Wally Seck yi ay Sidi Diop ay yeneen artistes yi. xale yi non dégg nga ni ma introduire sama début waxtaan. donc man xale bu may tiital ju doogul donc xale yi ñoom samay doom lañu. au contraire ñoom ñëpp ma bëgg nag xale yi. parce que dama leen jël def leen comme ay doom ñoom ñëpp père lañ ma wooye donc seen xarit laa rawatina émission bi may def xam nga ñoom ñëpp jaar nañ ci. donc war nañu xam ne sax du esprit concurrence sama diggante ñoom affaire papa ak doom la quoi. te donc moi je pense que comme ñun suñu génération ñi fi fekk ñoom Youssou ak Thione ak ñu mag ñooñu ñëpp papay xale yi la ñu tey. et xale yi bi ñu ñëw fekk nañ sax marché bi yàqu na marché ñun li ñu toogloo du xale yi de marché bu yàqu lañ fi fekk dañ tàmmoon loo xam ni loolu amatul da nga daan génne album ci saa si nga jaay 50,000 album wala 100,000 album nga am marché am promoteur am producteur mais léegi amatuñu marché amatuñu promoteur amatuñu producteur amatuñu tamit loo xamante ni daal moo ñuy motiver pour ñuy def ay album voilà xam nga léegi da ngay gis xale bu ci génne benn single rek siiw topp réseaux sociaux bi xam nga WhatsApp yeeg genre yooyu loolu xale ko mën mag mënu ko de mag ñi dañuy mujj obligé wut xale bu leen di liggéeyal bon di leen jàppale sur le côté ci côté boobu quoi moo tax xale yi si bari tey ñoo ngi forgé woo ci réseaux sociaux bi pour mën a ñëw atteindre niveau bi nga xamante ni moom la mag ñu nekk les données ont beaucoup changé par rapport ak yu bari mais musique fa mu nekkoon la nekk ba léegi ñi ko mënoon ñoo ko mën ba léegi peut-être expérience suñu différence ak xale yi expérience la mais xale yi kenn newul mën nañu mais aussi tamit li leen dese bari na ku ci jàpp ni mën nga rek ba egg nga fi nga jëm nax nga sa bopp il faut que ñu wéeru ci mag ñi jàng ci mag ñi mag ñi conseiller leen pour ñu mën a egg ñu mën a atteindre seen objectif c'est très important. d'accord tout à l'heure yaa ngi tudd ki nga xamante ne nii moo di Youssou Ndour yéen ñaar seen relation yow ak Youssou Ndour. doomu Medina la may doomu Medina sama mag ak rakk la sama mag la ñoo bokk Medina mu juddoo Medina ma juddoo Medina suñuy mag yi doon ànd moom mu daan ànd ak samay mag tu vois ànd ak samay xarit donc man tam ma judd ci environnement boobu donc teg bët fi mu teg bët aussi. donc ba tax na tey bi ma duggee ci musique tamit gis naa fulla ci moom fayda ci moom yu ci bari yu ci baax yëpp roy naa ko daal tu vois ba yàlla ni ma mayee tur donc mag relation bu mag moom daal relation bu naturelle la bu mag ak rak. d'accord noonu nga. moom comme ak ñeneen yëpp. ñoom Ismaïla ak Thione ak Baba ak ñoom Grand Ouza ak Idrissa Diop ak mag ñi daal mën naa wax ni ku ma ci dégg damay bëre ak yow. parce que tellement que dama xaritoo ñoom. voilà. d'accord dañuy ñëwaat tuuti ci say début parce que gis nañ ci benn kii boo defoon nga ne yow avant ngay way dugg ci way jàngoon nga def nga couture je pense. sa début yooyu noonu nga boole ko nga ñëw nga daal di jóge foofu ñëw fi nga xamante ne nii moo di ci carrière musicale bi naka nga duggee carrément ci li nga xamante lan moo la motiver pour que nga bàyyi li nga doon def pour dem ci musique. waaw xam nga destin wu nit dafa fort. destin moom musique moom xalaatu moom sa nekk musicien mais comme à bas âge bi may am ay 13 ans lañ ma désigné woon le chanteur de l'école donc may def école may jàng tam ci école franco-arabe ñu désigné ma comme chanteur dama mënoon ay musique arabe donc ñu désigné ma comme le chanteur aussi ci noonu man dama noo xalaat nekk benn genre arabisant wala benn koo xam ne day waaw koo xam ne day mën la musique arabe continuer sama ay études au Caire tu vois parce que jàng naa ba seconde waroon continuer samay études au Caire malheureusement mujj ma dem ma resté bi ma resté les années commencé jot ma commencé am ay 18 ans 19 ans bon avant 18 ans ma ne naa jàngi métier ñu dugal ma may def apprentissage atelier couture ma def 2 ans jëm 3 ans à l'âge de 19 ans ma génn Sénégal ñu génne ma Sénégal ma dem Espagne donc man bi may voyager boobu
boobu majeur gu ma sax bon mën naa wax ni quoi ci lay doog a majeur quoi donc dama teel a génn Sénégal les années 84 85 donc ci laa dem Espagne def fa 2 ans feebar dal ma ñibbi si waat Sénégal bi ma ñëwee sama benn mag bu am ay cantine au marché du port may gérer cantine yi foofu di fa jaay ba ni ma indee Sandaga donc ay yére ay dàll ak yooyu dara ump ma ci sànce daal dara ump ma ci ni ñu koy jaay yàlla def nag ci laa xamante ak benn grand saxophoniste bu ñuy wax Pape Anne saa yi ma daan woyantu ci kii bi rek ndax ma naan booyoo mun nga way de affaire yooyu ñuy ànd conservatoire mu jàll ma may tëj cantine bi tu vois ba gars yi su ma wayee ñoom ñëpp ñu ne mais yow la ngay def fii demal koy wayi parce que xam nga mais mosuma woon xalaat sama àdduna ni dinaa way. donc ñoom ñoo la motiver à ce que nga dem motiver moo dugg ci tamit ma ñëw xam man dama nekk ko xam ni bi ma xamee libaane boobu affaire dafa gaaw quoi donc Ali HM bi ma xamante ak moom Sandaga ma fay dem donc ci laa def ci la ko benn promoteur dégg rek ma def bi mu jàll ci émission Les Talents Nouveaux promoteur bi affaire bi intéressé ko mu daal di coproduire donc rapidement rek ma am benn album ci la nag sama carrière musicale commencé voilà. d'accord dañuy ñëw tuuti si li nga xamante ne ni récemment ñu ngi koy mënuma wax sax récemment parce que yàgg na gis nañ la nga créer sa benn concept boo xamante ne ni Fallou dans sa voiture nga ko tuddee nga si indi invité ñi nga xamante ne ñoo di artistes yi xale yi surtout xale yi concept boobu naka la dikkee. waaw concept Fallou dans sa voiture moom ni ma dikkalee mooy moment bi ma toogee am jot trop. am gars yi ni ñu naan boo amee jot da ngay surtout ngay borom xel di xalaat da ngay daf lay may temps de réflexion donc benn moment toog naa ma ni bon il faut que ma retrouver waat samay fans ba ni ma commencé def un dimanche un son di jël sama benn musique di ko teg ci oto bi bon ba dimanche bi ci toppaat ma doog a mayet gars yi fans yi benn te xam nga dama ibbi benn page bi déjà bi ma ko ibbee rek y avait 40 000 personnes léegi dem na bay commencé jege atteindre ay 100 000 personnes. donc page boobu daf ma permettre woon au début sax sama page normale laa ko doon defee audience bi di yokku gars yi naan ma yokkal temps bi may yokk ay morceaux 15 minutes mujj gi ma def ko 40 minutes sama fan si di gën a bari ma gis ni ay 100 000 personnes atteinte laay am si sama par dimanche bon benn moment nag ma ni xaaral ma utal ma gën a yaatal mbir bi changer turu mu utal émission bi tuddee ko Fallou dans sa voiture mu nekk concept boo xam ni première partie bi 100% DLC lay nekk maanaam ñi bëgg Fallou Dieng ak musique am muy 100% DLC Lamine mi sax xam ne bu baax li may wax ndax dama day am ay parrain am ay lépp il a été une fois parrain moo ko ci nuyu au passage mu nekk nit ku am jom ku am fulla ku am fayda ku bëgg li muy def ci wàllu vision yi mu am c'est quelqu'un de très moderne donc ci noonu laa commencé ne xaar ma invité ay artistes Yoro Ndiaye moo njëkk a ñëw ci oto bi nag suñ concept bi mooy da ngay ñëw interview lay nekk plus ay playback ci oto bi show waxtaan internet yu kontaan ñëpp kontaan noonu laa ko jàppee daal presque toute la crème musicale sénégalaise ñëw nañ ci que muy artiste bu ndaw que muy artiste bu mag ñi gën a ndaw ba ñi gën a mag ñëpp a ngi ñëw donc moi je pense que mu doon loo xamante ne tey dem na ba ñëpp xam ko parce que musiciens yi soxla nañu portail bu ñu mën a waxee seen soxla nañu portail bu ñu mën a jooytoo soxla nañu foo xamante ni au moins mën na atteindre seen ay but par rapport ak expérience bi mu am ci musique parce que li indi originalité bi mooy man célébrité la c'est vrai mais aussi tam métier bi ñuy def tam dama koy def comme ñoom mais man ma joué ci rôle boo xamante ni maay journaliste bi maay animateur bi maay caméraman bi maay réalisateur bi. loolu moom tonton métti na de. bëgg a commune yooyu yëpp. intelligence la rek intelligence la bëgg ko di ko yor par ndànk ba maîtriser ko yooyu yëpp maa koy defal sama bopp donc émission bi da nga koy seetaan defe ni ay nit ñoo nekk ci gannaaw fekk man mi ko miin di jàng di comprendre di jàng di ba am maîtrise bi di ko defal sama bopp donc ku ko xamul da nga naan bon c'est toute une équipe qui est derrière or que du noonu moo tax barki dem bi ma ciy waxtaanee benn télévision ba télévision bëgg ko jël bëgg moom di jox oto bi te oto bi moo war a jox nit ñi ça dafa mujj ko xaw a compliqué ci man quoi donc te nit ñi émission bi noonu mel noonu naturellement noonu la ko nit ñi bëggee quoi
moo tax man sama doon wax du ma ko dugal ci télévision du ma ko wala télévision mu koy jël ci concept ni ma koy liggéey noonu nga koy jël génne ko moom a gën a daal. mais est-ce que loolu tax na fans Fallou yi nga xamante ne ni gëjoon nañoo gis Fallou ci ambiance bu boyee ñëpp kontaan bu tëggee ñëpp buy ji ko kontaan ci moom est-ce que loolu tax na lii ngay def nii ñoom ñu retrouver waat Fallou bi ñu xam. bien sûr parce que album bi mujjee génn fans yi ñoom ñoo ko produire. voilà lépp oto bee ko indi oto bi moo indiwaat lu bari ci man oto bi moo indi woon ñi réeroon feeñ oto bi moo indi woon ñi may yéene woon bëgg ma jàppale feeñ ba ma mën a def album bi ma mujjee def waa leeru xol mu doon album boo xam ni maxi la boo xam ni 4 titres la am leeru xol ndaanaan bennoo ainsi de suite bi tama la mbax donc mu nekk album boo xam ni tax na tey Fallou ñëwaat sur la scène musicale te bi mu ñëwee gis seen 2 vidéos yu am doole yi mu àndal leeru xol ak bennoo bi ci élection yi gis ngeen ko bu baax doole bi mu am donc ñu ci sant yàlla mu doon loo xamante ni nag dina ma permettre tey ma ibbaat samay bët préparé waat ay soirée acoustique yoo xamante ni sama génération dinaa leen di mën di tëggal ci ay place bi ndax temps yëpp maa ngi doon répété gis ngeen récemment def naa benn émission vous et nous ma génne ak sama groupe Fallou Folk bi bariwuñu c'est un nombre très réduit joué donc te tamit bëgg naa tam préparer album boo xam ni tous les anciens titres yoo xamante ni ils ont marqué les mélomanes sénégalais bëgg naa ci tànn defaraat benn album boo xam ni peut-être durant les vacances jëm décembre dëkk bi na yënguwaat. d'accord mais tamit tonton Fallou balaa ñuy terminer doon nañ la gis ci say jamono yu yàggul dara yàgg Papa Ndiaye Coppe di ngeen doon def ay duo yu saf-sap sénégalais yi bëgg ko ñu dem ba léegi gisatuñu say clip gisatuñu ko ci te pourtant yéen ñaar bu ngeen ko doon def dafa doon neex sénégalais yi apprécier ka la moo tax kenn gisatu la ak Papa Ndiaye Coppe ci say. loolu moom xam nga xale yi ñoom dama leen juste passage lañu amoon ci man marqué nañu seen passage ci man ma yar leen jàngal leen musique ba ñu dugg ci tamit màgg am ay ambition dem ci waa loolu la quoi mais man du loo xamante ni def naa Papa Ndiaye dara rek dama war a toog ak moom pour continuer ak moom donc ñu kurul Papa Ndiaye jàppale naa la fii ci musique bi donc am na si ñu bari ñoo xamante ni ci man la ñu jaaree ba àdduna yëpp xam leen donc loolu ma ciy sant yàlla bu baax a baax a baax et si c'était à refaire je vais le refaire encore ndax jóguma ci di promouvoir les jeunes artistes jóguma di promouvoir samay moroomu artistes maanaam man dama gëm artiste quoi dama fonk artistes yi moo tax gisuma ci man noonu dama bari ay xarit ñoom ñëpp samay xarit la muy mag muy ndaw Fallou dans sa voiture bi firnde la pour wane ni man ñëpp laa amal jàmm ndax ci oto laa koy defee te dawul ci télévision nationale te koo woo mu ñëw donc am na relation bu wóor bu ma amanteeg artistes yi waaw ak kenn ak képp ku mën a doon parce que affaire bi xëy na gars yi wax artistes yi rek mais damay wax képp koo xamante ni yaa ngi ci réew mi am ambition di célébrité wala ngay yëngu ci dara bëgg ko promouvoir mën nañ ko def ci oto bi parce que oto bi dama ciy invité ay jàngkat dama ciy invité ay waaraatekat dama ciy invité ay politiciens yooyu yëpp ci concept oto bi la bokk donc moi je pense que tey créé nañu daal suñu portail ba yàlla may commencé ñu si may ay bunt dañ ciy sant yàlla. d'accord Fallou ñu tamit dañuy waxaat lu am solo rek parce que gis nañ ni que léegi xale yi mujjee ñëw ci scène musicale bi dañuy def ay concurrence yoo xamante ne ni peut-être seen côté fans yi la wala ñoom entre ñoom ñuy xeexante daal alors que loolu war na mën a ñàkk parce que ci ginnaaw gisoon nañu ay Youssou Ndour ay Omar Pène doon def duo bu neex nit ñi bëgg genre léegi xale yi pourquoi pas ñoom ñu copier ci ñi nga xamante ne ñooy seen i ay papa moo gën concurrence beeg yooyu. waaw bon loolu yàgg naa cee wax dama leen di wax ni am na ñu fi jamononte moom mënul ñàkk ci musique maanaam nga xew te tombé wu keneen xew loolu mënul ñàkk ci musique parce que tey da ngay xool. Ablaye Mbuub Ndiaga Mbaye dañ jamononte Youssou Ndour Thione Seck dañ jamononte Fallou Dieng Alioune Mbaye Nder dañ jamononte ak ñeneen ñu siy tombe quoi qu'on puisse dire tey jii gars yi ngi daje di joxante loxo di ànd di daje di waxtaan di capturer loolu nag xale yi war na leen doy comme exemple parce que xiiroo beeg ŋaayoo bi te ñoom ñëpp ñu bokk benn peuple bu ñuy servir ku ci yéen sa morom na nga nay rafet carrière bi c'est pas éternel de bu neexee tey mën na neex mbooloo di la wuyu si parce que olof Njaay nee na lu suur bañantu
waaye ëllëg day metti de mën na neex ko mën na naqari selon yow sa xol moo lay fay ëllëg parce que nit li nga yéene nit rek moom la yàlla di fay ëllëg nañu yéenante jàmm nañu yéenante lu baax carrière bi c'est vrai gudd na gàtt na mën na gudd neex mën na gàtt neex ci kaw nga yéene sa morom jàmm nga yéene sa bopp jàmm loolu xam kañ leen ci xam dara buñ demee ba succès jeex lépp jeex ci nga xamee ni àddina amul benn solo waaw. xëy na peut-être ñoom bu ñu déggee loolu dinañ si bàyyi xel bu baax a baax Fallou dans le côté social. waaw social bi moom man presque dama entamé sama carrière rek nekk ci presque lu ma amul ba léegi rek social moo ma ko xañ te je ne regrette pas tey lépp loo xamante ni tey luy mën a dimbali doomu aadama la ba ma ko yëgee def naa sama loxo sama kër dama daan toog nit ñi dama seet si de gauche à droite soxla ay problème dañu fi bàyyi ay kër ministre di ñëw sama kër lu ma am ma bokk ak ñoom tu vois ay tabaski daan la jot nit ñi di ñëw sama kër xam nga ngir yaakaar may bañ tas yaakaar donc social bi on est là pour ñoom te social bi lu mën a arrivé tey askanu Sénégal ci wàllu ñàkk ak lu kii rek ci waykat ba la ñu jëm parce que ñoom moom mooy seen premier atu tey waykat yu bëree ngi nii tey amuñu lu ne gàññ de mais lu ñu am bokk nañ ko le peuple sénégalais man loolu natt boobu yàlla dafa ma ko teg bas ma ci sant yàlla nag bu baax te tamit bokk naa ci ay groupe yoo xamante ni tey ci social la ñuy dox fu mel ni No Stress Land bokkoon naa fa te ba léegi sax lu ñu xew dañ ma ciy woo weeru koor bu jotee dañuy jox ay famille ration alimentaire complète bu mois de mars jotee dañuy dem ci prison jigéen ñi defal leen show yóbbul leen li ñu soxla yëpp bu décembre jotee dañuy dem ci xale yi am cancer di defal leen arbre Noël yóbbu leen ay cadeau jox leen ay garab ci waa ak yeneen donc social bi ñun dañ cee juddu yaru ci màgg ci donc te àddina bi noonu la war a tëddee quoi dimbalante jàppalante. waaw Fallou lan la am comme projet yoo xamante ne nii mi ngi koy xalaat pour def ko suba. waaw projet yi bari nañu mënuma toog sax léegi xam nga comme projet am boo ko waxee moom gars yi ñi am moyen